marché bi moo la ku lu waay neex def dañoo toll nag foo xam ne dañoo war a yeewu dañoo toll foo xam ne li ñu moom dañ ko war a sàmmal suñu bopp mooy ku nekk man dama jàpp ne sama kër bu dee maa ngi xëy di nettoyer ba mu set di jël mbalit bi di ko sànni ci mbedd mi kon dina nettoyer wu ma li may def dama ko war a jógele sama biir kër nettoyer ko ba mu set jëlee ci biti bi génn ci biti mbedd nettoyer ci mbedd bi jël ko nag yóbbu ko fi ma ko war a yóbbu boobaa municipal bi tamit jël ko yóbbu ko fi mu ko war a jóg. mais dañu seetlu ne municipalité bi seen oto yi maanaam oto yi nga xamante ne ko oto mbalit bu ñu ñëwee weer balaa ñuy ñëwaat 2 mois 3 mois. non loolu yéen a ciy bàyyi xel. non. donc si askan wi koy jooy déedéet loolu du ma nangu loolu ndaxte tey su ma lay waxal que mairie Kaolack 2014 ak léegi ba Mariama Sarr jëlee mairie bi ba muy ñëw Kaolack fekk fu benn oto mbalit ñu fekk Kaolack foo tourné woon ci Kaolack ci buntu Kaolack yaa ngi doon gis dépôt mbalit dépôt sauvage tey du ñu ne Kaolack set na à 100% waaye dépôt sauvage yooyu gisatoo ko ci Kaolack fi ngay gis mbalit mooy que nga dem fi nga xamante ni tey dañ ko tànn def ko dépôt ñu ne fii ci palaasu marché bi côté bi fii dépôt la bu oto bi ñëwee da koy jël. fii tey ci ginnaaw mairie bi fii dañu fa def dépôt bu oto bi ñëwee da koy jël ginnaaw gouvernement ñu def ko yooyu ngay gis ay dépôt yoo xamante ne nii chaque jour oto mbalit boo demee tey balaa ngaa xam li population bi di wax mooy que bu 8 heures jotee nga dem mairie nga gis oto yi génni ku nekk am circuit bi muy daw mu dem dawi ko te balaa ngaa xam ne Kaolack setul man li ma lay wax la de dama bëgg nga vérifier ko sa bopp gis nga boo gis guddee nga ñëw fekk mbalit bi yëpp tegu bu 11h jotee nga demaat ci dépôt ba doo fekk ma doon xam nga mbalit ba kañ la ñëwaat à partir de 11h jëm kaw population bi nag ñi nekk marché bi di jëlaat mbalit bi di ko fa dajalewaat ba guddaat nga ñëw fekk fa mbalit bi mais heure bi ñu nga xamante ne ni trajet bi ñu ngi ko war a def jaar pour war a jëli seen mbalit heure boo fa jaaree ñu ngi xëy di nettoyer loolu même mooy marché bi war seede nañ loolu xam nañ ne gars yi ñu ngi nettoyer dari nag xalangu dajandoowul suuf que mooy des na comme ni ma la ko waxee fekkuñ fi woon dara tey ñu ngi am ñeenti oto yoo xam ne ñu ngi dem comme ni ma la ko waxee mairie Kaolack ba Mariama Sarr jotee mairie bi dafa jënd 100 bacs ordures place ko ci Kaolack tey pour nga gis 100 bacs ordures yooyu lu jafe la xam nga lu tax bacs yi ba mu ñëwee dafa nekk ay bacs armion ñu placé ko population bi ci boppam ñooy jël bacs yi jël ko de transformé ko dem di ko yóbbu di ko jaay ndax jël armion bi tey bacs ordures yooyu ma lay wax yaa ngi koy gis rek ci administration yi boo demee police seen bacs yaa ngi fa ndaxte sécurité boo demee gouvernance seen bacs yaa ngi fa boo demee préfecture seen bacs yaa ngi fa boo demee ci hôpital seen bacs yaa ngi fa mooy yi nga xamante ni tey ñoom ñoo koy sàmmal seen bopp mais lépp loo xam ne dañ ko tegoon pour que oto yi bu ñu ñëwee di rek ko ramasser jëlee ko yooyu tey population bi sàggane ko ça veut dire que mooy li may delluwaat ci di ko waxaat mooy population bi mooy war a xam ne li mu moomal boppam la ñoom ñooy communauté bi ñoom ñooy municipalité bi li municipalité bi moom dañ koy sàmmal suñu bopp mooy sàmm suñu askan nag mooy li ñu defal ñu xool ñun ñëpp ku nekk nu mu koy préserver nu mu ciy taxawoo waaye nag ci kattanu yàlla municipalité bi mu ngi jéem li mu mën duñ ne def nañ à 100% déedéet xalangu dañul suuf waaye xam nañ ne ñu ngi jéem ci Kaolack ku wax ak yàlla ku wax ak sa taraayul bàmmeel ci Kaolack 2014 ak léegi gis nga lu changé ci Kaolack gis nañ ne Kaolack am na benn déedéet amaana nag niñ ko bëggee woon yëpp amee wuñ ko noonu waaye ñu ngi jëm ñu ngi ci yoon te yoon bu point te tamit ñu ngi fi tey waaye tamit ñun dañoo teg plan de développement boo xamante ni tey ku fi muntu ñëw it boo ñëwee tamit ci plan de développement boobu ngay tegu ndaxte tegal tracé nañu yoon boo xamante ni Kaolack fa la war a jaar suqaleku Kaolack fa la war a jaar changé ba faw tey ñu ngi koy gis tey man dama jàpp ne tey su ma toogoon di def bilan madame la maire Mariama Sarr 2014 ak léegi dama ciy fier ndax damay ne weddi gis bokku ci Mariama Sarr li mu teg ba mu ñëwee mairie Kaolack li mu fi fekk ak léegi Mariama Sarr dafa ñëw ci mairie Kaolack fekk fi bor boo xamante ni tey ci municipalité bi bu jiitu la 700 et quelques millions bu teg mais li mu njëkk a def bor boobu dafa pénaliser woon Kaolack mooy demoon ba AGETIP gisatoo ko woon Kaolack demoon ba ADM ñëwatul woon Kaolack mooy agence de développement municipal cotisation yooyu bu commune bi doon cotiser bokkatuñ ko mais Mariama Sarr ci première budget bi ñu ko njëkk a voté dafa jël 300 millions teg ko ci bor boobu nag moo waral ADM dellu si waat AGETIP dellu si waat moo waral ci année boobu noonu 2015 boobu noonu Kaolack gisaat ay chantier yu bees li may wax dama bëgg ñu bàyyi waat ci xel ci 2015 boobu noonu ñu voté ma ñu fay bor bi ci lañ defaraatee yoon bi nga xamante ne moo jógee station Baba Gaye dem épicerie de France ci lañ defaraatee tali bu jógee Blubber dem biir ville ci booru station Total bi nekk centre bi ci la ñuy defaraatee garage Nioro dem ba jaar biir marché central dem ci banque EGBS bi ci la ñuy defaraatee SOS premier porte dem SOS ci lañ defaraatee Mérignac waaye ci 2016 yaakaar naa ne Kaolack waa yëpp gis nañ ne cœur de ville Medina Baye Coofak ñaata at mu ngi nekk rang-rang ci lañ ko defar
ci lañ defaraatee tali yi nga xamante ne tey Fera toogoon nañ Kaolack pour nga dégg Fera sax doo ko doon gis waaye te nga bor yooyu tey amatuñu bor ndaxte ci biir budget 2015 2017 2016 bor yu ñu amoon yëpp dañ ko fay même muy ndox muy Senelec tey kenn yoral luñ ko mairie bi yoratu ko bor moo tax tey Fera ba mu ñëwee ci 2017 bi fépp foo xamante ne yoon amoon na ko ci Kaolack mu amoon ay pax-pax ñu fàttu ko ñuy keg yooyu mu tax mun naa la wax ne ci Mariama Sarr ci budget moom moo mus a voté budget plus de 400 millions exécuté ko 400 millions ñu exécuté ko loolu ci Mariama Sarr la amee mooy budgétiser lampadaire solaire te tey lampadaire solaire yooyu weddi gis bokk ci la dañ ko budgétiser jënd ko installé ko ci biir Kaolack boo demee parcelle yaa ngi gis lampadaire solaire yi nga jël tali bu bees dem xaaxum yaa ngi gis lampadaire solaire yi nga jël cœur de ville ba Coofak yaa ngi gis lampadaire solaire yooyu nga dem jóge fi épiderma dem marché poisson yaa ngi gis lampadaire solaire yi nga dem Medina Baye yaa ngi gis lampadaire tey ku gis tey ci route nationale bi nga jógele ko ci pont Kanda bi dem ba ancien garage Dakar gis nga lampadaire LED yi ñu fa def nga jege gouvernance dem ba Medina Ndorong yaa ngi gis lampadaire solaire yi nga gis stop Medina dem ba Medina Baye yaa ngi gis lampadaire LED yi kon tey ñu ngi ci yoon waaye li gën a soxaloon Kaolack waaye yoo xam ne ay at a ngi nii ñu koy jooy di ko ut mooy mairie bu fi jaar rek jéem nga xool nooy toxalee gaaras Nioro mu tëla Mariama Sarr ba mu ñëwee ci 2015 la commencé ne gaaras bi dama koy toxal dama koy dafa bokk samay objectif fexe ba rambale fi nga xamante ni site la woon fi kenn xalaatul woon ne fii mun nañ fa def gaaras rambale ko ci moyen mairie rambale ko ba nga xam ne espace bi dégagé wu na bañ gis ne promoteur yi fii gis ne ñu am suñu programme dem jébbal ko ki nga xam ne mooy Sané di Sili Saloum ci partenariat am ci RSM li nga xamante responsable sociétal am mu ñëw am accord ak mairie Kaolack ñu ñëw def rek gaara ñoom te bientôt gaara bi tey lépp lu ci waroon def tam garas bi pare na collecté nañ ko bitumage bi pare na toiture yi pare na toilette yi defar nañ ko fu mu ne bientôt rek ci immigration la ñu jëm garas Nioro toxu te tey Kaolack ci côté santé fexe nañ ba xeex ba am pour deuxième poste de centre de santé mooy bi ñuy yóbbu Medina Baye dem nañ def lancement bi chantier baa ngi dem du yàggatul dara temps yi rek dem nañ fa gis ne mu nekk avance de travaux bu exceptionnel boo xamante ne liggéey baa ngi jaar yoon. ci côté tey sport Mariama Sarr ba mu fi toog ak léegi amul benn yoon boo xamante ne ni tey muy ci ASC yi muy club civil yi muy keneen ku xamante ne jotul sa subvention li nga war a jot ci côté sport yaa ngi koy jot ba pare nag mu jël ci budget ne man ci sama mandat damay tabaxal Kaolack stade municipal ñu fexe ba am suuf bi def nañ lancement bi démarré nañ ut nañ promoteur ba bientôt démarrage des travaux kon yooyu yëpp la ay projet la yoo xamante ne dama ne li may wax lu weddi gis bokku ci la loo xam ne da nga ciy laal sa loxo dëgg la nag Mariama Sarr ci bëgg-bëggam yéeneem ci Kaolack yeggaleegul yëpp waaye nag ku bëgg Kaolack la ku Kaolack ñor la mu am ay projet ndaxte lépp lu mu gis feneen rek yéene na ko Kaolack na mu ngi xalaat nan lañ koy defee ci Kaolack waaye Kaolack waaye ñooy xam ne Kaolack seen Kaolack la keneen doo leen jógee feneen defaral leen Kaolack ñun ñooy defar Kaolack ñooy ànd nag bokk ndey bokk baay xool Kaolack nan la ñuy def ba mu gën a ñàkk ba mu gën a avancé te tey su ma la nee tey Mariama Sarr ba muy ñëw ci mairie Kaolack budget bi motul 2 milliards si 1 milliard 700 et quelque ko tey budget bi Mariama Sarr moo ko yóbbu ci 2015 ci 2 milliards ñu dem ci 2 milliards 300 dem ci 2 milliards 500 ba tey ñu ngi si 3 milliards kon tey te loolu tey askan baa ngi ci gis yaakaar naa ne Kaolack yëpp reconnaître nañ ne Mariama Sarr ba mu toogee léegi ci wàllu social kenn demul mu des du événement du tabaski du korité du tamxarit du gàmmu lépp ñoo xam ne ñu ngi ko war tey si Sénégal Kaolack ba mu daj événement bu jot imaamu ñu nekk si Kaolack yëpp dañuy jot seen i enveloppe dañ leen di accompagner bu tamxarit di jotee ci quartier yi dañ fay yóbbu ay nag dañ fay yóbbu lépp te tamit ci wàllu social ñu ngi koy def ci mairie Kaolack bi néegu doole te tamit Mariama Sarr bàyyiwul ñi nga xamante sax ay handicapé lañ moom moo nekk maire boo xam ne xalaat na handicapé ba tabaxal leen maison des handicapés tabax nañ ko tabax bi presque pare na bientôt ñu def immigration bi ñoom ñu dem te doo xamante ni handicapé ñoo ko xool ba tànn nan lañ koy defee ñu defal leen ko ñoom kon kooku ndey gi seex la njaxaandaay lay tëddee Kaolack moo ko ñor te président Macky Sall wóolu na ko gëmloo na ko xam na ne Kaolack moo ko ñor te boobu ba moom moo nekk jigéen boo xamante ne nii pas mal d' élection bu jot président jël ko teg ko def tëddali si mu ñëw gañal ko jeexal ko ne ko li nga ko bëgg na ba gañal ñoo xamante ne tey am na ñoo xam ne poste yu ñu toog Mariama Sarr tey moo tax ñu toog ci poste yooyu ndax président moom la wóolu moom lay teg ci bopp bi mu dem liggéeyal ko ba pare jël ko jébal ko ñeneen dem toog ci loolu kon Mariama Sarr tey dafa nekk koo xamante ne te damay ne dafa jik Kaolack li tax ma ne dafa jik Kaolack dama ne la ba muy ñëw fekku fi dara
fekk fi bor fay bor yi ci nguuram tey boo demee mairie Kaolack yaa ngi fa fekk ñeenti oto mbalit mais yaa ngi fa fekk ay oto personnel oto yoo xamante ni tey lu mot juróomu oto tey ñu ngi ci mairie Kaolack te fekk fa benn oto ak yeneen tey yoo xamante ni mu ngi am avancement ci Kaolack du mën a ne tey ci ADM mairie Kaolack tey amatu fa bor mu ngi cotiser en jour mu ngi en jour tax na tey partenaires yi demoon ñu ngi ñëw tey AGT mu ngi dellu si waat Kaolack Azerut mu ngi waat Kaolack ak yeneen Fera beeg yooyu. pour ñun ak Mariama Sarr mu ngi def kent laayu kàttalam ci Kaolack ci li Kaolack yello lim Kaolack am si ressource mu ngi koy delloowaat ci Kaolack maa ngi lay jaajëfal yéen it di am mbégte contentement di